jamono ji mu ngi mel ni tulleeg màlle bu ñu ko sañee waxee noonu ndax it bokk na ci bi nga xam ne moo gën a fës di bu Sori Kaba gannaaw kàddu yu mu yëkkati ci grand jury ci RFM ak Babacar Fall ñëw ci ñetteelu mandat bu président Macky Sall bu ñuy laam-laamee donc loolu daañ ci dellu si waxaat it ci ñaareel nit yoo xam ne ñi ngi bokkoon ci session bu comité des droits de l'homme fële ci Genève mu di Moustapha Ka ak Samba Ndiaye Seck teewoon fa am kàddu yu ñu yëkkati ne réewu Sénégal moo ko wax jëm ci kaaw Karim Wade lu ci mënta am daañu gën a yaatal ci kanam après 20 heures ak ki nga xamante ni moo di Pape Mahawa Diouf nekk coordonnateur cellule de communication bu Benno Bokk Yaakaar ci kanam lay doon incha allah ñu dellu si monsieur Ba Khalifa de dafa woote ñëpp daw fekk si ko surtout journalistes yi ci tënk lan lañ mën a jàpp ne mooy quintessence woote teyam. D'abord li ma bëgg leeral mooy woote bi nga xam ne Khalifa Ababacar Sall woote woon na ko tey dafa nekkoon ab daje ak moom ak ay militants parce que dégg naa ñu bëri dañoo yaakaaroon ne conférence de presse maanaam daje la ak presse bi loolu dinañ ci ñëw incha allah waaye daje tey bi solo bi moo doon ba ko yàlla génnee foofu mu nekkoon ba léegi naam gis nañu mi ngi dem ci kër kilifa diine yi. ñu ngi dem di nemmeeku ñenn ñi wala di jaale ña ca des mais amagul woon jotaay boo xam ne toog nag ak ay militants am tey nag solo daje bi loolu la woon beneen solo bi moo doon mu saisir occasion boobu pour génne ay kaddu naam génne na ay kaddu ci visite yi mu doon def ci kër kilifa diine yi waaye tey dafa nekkoon kaddu yoo xam ne gannaaw bu mu gërëmee ña ko jàppale ci natt bi ko yàlla teg yépp ci seeni ñaan ci seeni taxawaay wala ci ñi nga xam ne sax doon nañ dem foofu mu nekkoon di ko seet mu jël ay kàddu yoo xam ne daf ko jëmale ci ëllëg ak ci réew mi ci tënk mun naa wax ne kàddu Khalifa Ababacar Sall yi tey kàddu yi mun nañ jàpp kàddu la woon ci Sénégal ak ci ëllëgu Sénégal. alors am na loo xamante ni yitteel na ñi nga xam ne ñoo ànd ak Khalifa balaa ñuy wax ci liy jëm ci Sénégal mooy moom sooram déjà ndax dafa génn ci jafe-jafe waaye am na lënt-lënt yoo xam ne mi ngi ci yoonam pour mu mën a bokk ci ay jongante yoo xam ne war na mën a ñëw ndax ponk boobu doon nañ ko ci xaar lu tax yegg si wu si. xam nga boo leen fàttalikoo bataaxal bi nga xam ne bindoon na ko le 29 août ba la ñu génn benn weer avant mi génn foofu nga xam ne yàllaa ko fa dugaloon am na wax ju am solo ju mu waxoon dafa ne woon Sénégal moo sut suñu bopp moo ñu sut ñun ñi Sénégal ñun ñi nga xam ne ay nit lañu njëriñu Sénégal moo ëpp doole ku ci nekk sa mbir yow donc mu mel ni tey Khalifa Ababacar Sall bi muy wax li mu wax te ñëpp dégg ko mooy Sénégal la wax ci tolluwaayam ak ci ëllëgam waaye balaa muy daaneel am na wax ju am solo ju mu wax parce que nee na moom tey la gën a farlu ci taxawaayam ngir Sénégal. mais ban taxawaay la am exactement. taxawaay bi wax na ko xam nga boo leen dégloo kàddoom kàddu gi bu ma ko gannaaw remerciement yi nga xam ne moom la ci njëlbeen moom la doore kàddu gi mën naa ko résumer ñetti yóbbal la ak ñeenti gis-gis ñetti yóbbal yi dafa ne benn ñun de gannaaw yàlla lii ñu nekk nii buñ ci génnee parce que dañu xam lu ñu doon te lan la ñu doon ñun dañoo nekk ay ñoo xam ne ay socialiste lañu maanaam valeur yi nga xam ne mooy valeur socialiste mi progrès di liberté di justice sociale di démocratie valeur yooyu la ñu mbubboo valeur yooyu moo ñu aar ba lii ñu nekk nii ñu génn ci donc nañ ci gën a jàpp boobu mooy yóbbal bu njëkk bi ñaareelu yóbbal bi mu ne li nga xam ne moo ñu wutele ak ñi yor nguur gi mooy bokkuñu xalaat ci ni ñuy defee politique ak ci li ñu war a def ci réew mi ba tax na ñun de tey la ñu gën a sax ci kujje gi nañ ci des ba keroog Sénégalais yi di ñu dénk réew mi ñaar ñetteelu yóbbal bi mu ne taxawaay boobu ñu am ci li ñu doon ak ci kujje gi loo koy mottali mooy conclusion assises nationales yi nga xam ne bañ koy sumb ci la ñu bokkoon bañ ca noppee ñu waroon koo jël appliqué ko loolu lañ diggee woon loolu lañ diggoon Sénégalais yi ñii falu te bokkoon ci assises yi jël teg ko fële moom mu ne moom tey la gën a sax ci assises yi
te incha allahu rabbi engagement am mooy bu ko yàlla dénkee réew mi conclusion assise yooyu du ci naatable benn. yooyu mooy ñetti njóbbal yi. ñeenti gis-gis yi mu ne bu ci njëkk Sénégal dox na jamono yi ñu génn am na ay yëngu-yëngu ak tolof-tolof yoo xam ne naam yàqul nekkin bi ñu nekk comme nation waaye jot na koo gësam. mu ne donc doon na baax ñu xoolaat suñu ànd suñu nekkin comme nation jéem ko gën a dëgëral. ñaar mu ne waaye liy dëgëral ànd bi ñu ànd ci biir nation mooy ñu fexe ba gouvernance c'est-à-dire que nañu yore réew mi ñu fexe ba def ko loo xam ne day nekk gouvernance boo xam ne day tëddee njaxanaay te day respecter état de droit respecter aussi droit wu nit ñi kooku mooy refonder la gouvernance à travers un nouveau pacte républicain. Babacar baal ñu li ngay wax ni ay incantation politique la te gisuñu ci nga baal ma te gisuñu ci originalité lan moo nar a nekk démarche am ak taxawaayam fi mu ne nii nga xamante ni lii nit ñi doon xaar une certaine opinion tey wax nga ko léegi nee na au-delà de yàlla donc dédouané na ñi nga xamante ni système bi nga xamante ni jàpp nañ ne moom moo ko yóbbu fi nga xamante ni foofu la nekkoon tey jii moom avenir am forcément passé moom moo koy déterminer. parce que jusque là fi ñu taxaw di wax ni mënul bokk ci jongante boo xamante ni dañu koy def tey jii lan mooy stratégie bi lan mooy combat bi lan mooy taxawaay bi parce que jëmuñu ci élection on est encore 2024 et encore loin. posture bi lan lay doon fi mu ne nii exactement ba ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan ànd ak Khalifa Sall xam fan la ñuy taxaw. bu foofu laa jëm xam nga ku taxaw wax ay yóbbal. mais xam nga boo ay refondé. non xam nga ku taxaw wax ay yóbbal. ba pare wax gis-gisam kooku mi ngi ci yoon. boo ma mayee rek ma yegg si ci. wala campagne bi ngeen deful ngeen namm. ñetti yóbbal yi tudd naa ñaar ci gis-gis yi ngeen may ma yeggali ñaar rek a ci des ñetteelu gis-gis bi mu ne nguur la tax nit ñi di ko topp la tax nit ñi di ci sax la tax nit ñi di ko gëm mooy mu amal leen njëriñ am taxawaay boo xam ne ku ci nekk ci li ngay xaar ci nguur gi dina la ci fekk si. maanaam delloo si finalité humaine de la politique. di def politique ngir nit ñi. mais loolu principe bi la Babacar. ci principe bi laa nekk xam nga boo bëggee sax weesu na principe ay orientation stratégique. non il rappelle les principes. orientation stratégique la ñeenteel bi ma daaneel. waaw mu ne suñu économie na muy doxee jamono ji mu nekk économie boo xam ne lañ ca am bitim réew la jëm ndax ña ngànk économie bi ñoom ñëpp waa bitim réew mu ne loolu dañ koo war a wëlbati ko mooy fexe ba am économie boo xam ne benn day xarañ day yaatu day yaatal. waaye ñu koy jàpp ca ñu loxo ñu muy nekk. yow jàpp nga ne Khalifa avant muy dugg ci kaso bi amuloon gis-gis bi. waaw donc xam nga fàttali ak leeral. non dama ne ndax da nga jàpp ne est-ce que c'est un Khalifa new look boo xamante ni il vient de découvrir wala ndax ci prison bi la yëgee ne. lii dañ ko war a def non mënumaa wax Khalifa new look. parce que yaakaaruma ne ci gis-gisu politique am na lu ci soppeeku peut-être que ci nit ki am na lu soppeeku mais ci gis-gisu politique am amul dara lu ci yow soppeeku. lan nga jàpp ne ci nit ki moo soppeeku. non dinaa ci ñëw may ma rek ma yeggal. fekk na yaa ngi dajale xam nga mi ngi ci moom ay gis-gisam la indi ak ay noppi naa ci gis-gis yi sax léegi ma tontu la. waaw ci fu mu jëm. waaw fu mu jëm wax na ko. mooy tey la taxawaayam gën a dëgër lii nga xam ne mooy yéeneem mooy li mu gëm bokk ak ñun ñu fexe ba yaatal ko ci ñeneen ñi nga xam ne dañ koo gëm ni ñun te ànduñu li jëm nag ci moom avenir politique am. xam nga wax nga ko boo seetloo waxu ko parce que benn dañoo jàpp ne avenir ak bu mu mënti doon ci loxo yàlla la nekk mais dafa am débat boo xam ne mun nañ cee dugg waaye ne man bu doon sama sago duma ci wax mooy débat wu ndax éligible na wala il est inéligible. fu mu jëm kat loolu dafay déterminant. waaw mais loolu dinaa ci tontu. mais fait bi lan la est-ce qu'il est éligible fii ñuy wax ni ma tontu la ci. tontu bu leer nañ. man li ma jàpp mooy. nit sa ak say yelleef. charte réew mi moo la koy jox. te buñ la ko waree dinil ndax dangaa def wala dangaa taxawee naka sudul noonu ab attekat rek ko mën te boo leen seetloo. Khalifa yoonu atte bi mu jaar yépp mooy xam ca tribunal correctionnel la moo xam ca cour d'appel la wala ca cour suprême amul kenn ci attekat yooyu koo xam ne nee na ko daan naa la lii ngay tëdd ci kaso lii ngay fay ci amende lii ngay fay ci droit dommages et intérêts ba pare ma teg ci conformément à l'article 34 du code pénal ne la xañ naa la say àq ak say yelleef ci wàllu politique.